asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku Makhama TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñëwoon fii tey Kër Massar di dalal sëñ Baye Fall. asalaamaaleykum ñu ngi lay fay kilifa gi waaw di siyaar waa Makhama TV yëpp waaw di siyaar waa Sénégal waaw di ñaanal sama mbokk yi des ci géej gi waaw yàlla waaw oyofal suuf seen kaw waaw te leeral seeni mbir comme ni ma koy waxee rek maanaam man moom bala maa wax dara ñoom laay siyaar quoi parce que man mënoo ma wax daal mais il faut que ma leen di siyaar toujours comme ni ma koy waxee rek parce que ñoom laay représenté fii ñu toll nii ci àdduna voilà parce que fi ñu nekk amaana dañ maa jiitu rek man maa ci war a topp waaw moo tax bëgguma ñuy wax ci ñoom loo xam ni xamoo ko daal parce que loo dundul mënoo ko expliquer voilà mais ñoom man li waral ñu làqu waaw man xam naa ko parce que waxtaan naa ci ak ñu bari toog naa ak ñoom ay at dund ak ñoom kenn ku ci nekk ma xam sa problème li waral ngay dugg gaal donc nekkul ñàkk fayda wala bëgg lu yomb déedéet mais kuy wax ci clandestine da nga ci war a am preuve yu la leer wax lu la leer mais nañ bàyyi di toog ci plateau di wax ci clandestin loo xam ne leeru leen bàyyi di juger clandestin yi ci seen poos. balaa ñuy dugg ci loolu tey bu ñu la doon wax sëñ Baye Fall mooy kan lan nga ñuy wax. waaw Baye Fall mooy benn jaamu yàlla rek waaw benn taalibe bu nekk ci kaw suuf rek waaw bëgg ñaq jëriñu dimbali ay waajuram waaw loolu koy teg ko ci lu leer quoi noonu la demee parce que mooy li may wax rek ñun. li am ci àdduna lépp xam nañ ko mais boo gisee ñu sonn yenn sonn yi bëgg a dundee lu lew la quoi voilà parce que ñàkkuñu fit moom yàlla may nañu ko quoi ñàkkuñu fit bu ñu teree def lu ñaaw mën nañoo def lu ñaaw mais bëgguñu loolu te Sénégal dafa toll foo xam ne fi mu toll nii booy jubal di dëggal di leeral ñu dëkkal la foo dëkkul. je rappelle que Baye Fall dafa am nu muy taxawee. voilà noonu la de man loolu laay wane toujours maanaam man. mënuma àdduna fu ma tourné ñu ne Baye Fall baa ngi nii Baye Fall baa ngi nii bu subaa ñu dégg ma ci safaan loolu du mos a am ci kuy woote Baye Fall ci man parce que de un Baye Fall tey jii foo taxaw wax ko maanaam yow yaa fa yor image yu Mame Cheikh Ibra Fall donc ku lay xool li muy gis ci yow mooy Mame Cheikh Ibra Fall donc man jomb naa di def lu ñaaw wala may wax lu ñaaw man xalaatuma loolu sama àdduna. tey bu ñu la doon laaj sëñ Baye Fall lan mooy sa métier. waaw man sama métier soudeur laay liggéey. ñaata at nga ci def. soudeur parce que je crois 94. waaw man mooy li ma wax rek man classe su nante yi sax egguma fa CM1 sax CM2 egguma fa man CM1 laa bàyyee parce que jàng moom mooy comme ni ma la ko waxee rek bugguma ko woon daal dama ko doon fowe. voilà sawaruma ci woon. mais jamono yi may def CM1 indi naa sama cahier de compo sama papa xool ko war a signé ne ma yow daal jàngoo ko waa léegi wutal ay tenue lundi da ngay liggéey noonu ma wut tenue kontaan nag lundi mu yóbbu ma si benn copain moom bu nekk Castor sama patron Abdoulaye Touré. lu waraloon kontaante bi boo ko gaaw a dimbali wala. non parce que bëgguma woon jàng quoi. dama comme génn na ma si jàng gi rek ma kontaan defe ni te boobu noonu moom bi mu ne ma da ngay xëy pour man atelier am la may yóbbu parce que mécanicien lay liggéey parce que ay vacances bi may jàng vacances dama doon dem atelier am bu ma demee nekk fa di ruube gars yi di def lu ma neex di bëggee quoi léegi bi mu ne ma da ngay dem pour man nag atelier am la may yóbbu ndekete ci benn copain am la ma yóbbu. je rappelle que bi nga jógee foofu immigration jot nga dem Mali ak Côte d'Ivoire ak Maroc. waaw lan nga dund Côte d'Ivoire. ñu commencé ci Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire waaw Côte d'Ivoire maa ngi fa doon liggéey benn entreprise bu ñu naan Santo Routier waaw am nañ doole trop nag Côte d'Ivoire quoi te yàgg naa fa trop mais mooy li ma la wax rek man moom li may wax sama àdduna man fu ma jaar ba jàll sénégalais bu fa jaaree day am jàmm waaw parce que man bañkat laa quoi noonu la demee man alalu àdduna jaral ma leen parce que man mënu ma jàng sama métier 94 ba 2008 14 ans je crois yu tojul dërëm laa jàng métier doog a jóge sama atelier fu mu doon jàng métier di nekk ci sama yëfu bopp 2008 comprendre nga dem di liggéeyal kenn mu may ñàkkal fayda wala déedéet man gëwma loolu man li ma gëm mooy doomu aadama li mu war a am
dina ko am bala moo génn suuf donc man ci liggéey du ma si jaamu doomu aadama. ba ci jaar-jaaru Mali bi. voilà comme tey jii demoon naa Côte d'Ivoire. su ma mosaan jóge Côte d'Ivoire di ñëw Sénégal damay jaar Mali sama kër tante fa la nekk dama fay jaar def fa quelques jours doo ko dugg si Sénégal bu may delluwaat aussi même chose parce que fii ak Côte d'Ivoire man mosuma ko jël avion quoi. d' accord yoon suuf ngay jaar d' accord voilà d' accord donc bi nga jógee Côte d'Ivoire jóge Mali dem Maroc. foofu la jël gaal gi dikkale. nan la jël gaal gi dikkale sëñ Fall. waaw jël gaal gi maanaam comme 2006 tey jii 2006 bi gars yi di jël gaal yi man fii la ma fekkoon Sénégal mais boobu maa ngi jàng métier maa ngi sama atelier di liggéey normal dama doon wax ñii nii dañoo dof man loolu laa doon wax dama doon wax ñii di jël gaal yi dañoo dof man àdduna du neex ba ma dugg gaal billaahi wallaahi taalaay loolu wax naa ko ba tàyyi comprendre nga mais liñ naan destin loo war a jaar ala kuliyaal da nga ciy jaar. dëgg la lan moo la poussé pour nga jaar ci. noonu la demee waa parce que tourné naa Afrique te ñàkk fayda Afrique li gars yi di bañ ñàkk fayda Afrique man moo ma gën a poussé ma ni damay jéem a dugg Europe. ñàkk fayda c'est-à-dire. ñàkk de mooy ñàkk respecté ni ñu koy waxatee droit de l'homme parce que comme tey jii fi ma doon liggéey Côte d'Ivoire tooñ nañ ma fa ay tooñ yoo xam ne man damaa dem ba consul ki fa représenté Sénégal waxtaan ak ñoom ne leen fi may liggéey nii dañ may tooñ fan yi léegi lii lañ may def liñ ma wax mooy ñii dañoo am doole mënoo xeex ak ñoom. d'accord te ñoom ñoo représenté. ñoo la fa nekkal. de un loolu ñàkk fayda la. ba ma xamee loolu nag ci laa continuer sama guerre. xam ne lii mënul compter parce que foo xam ne waxoon naa ko day doon répétition dem nañ ba tere ma julli man gisuma ku may tere julli sama àdduna. julli sax tere nañ ma ko foofu noonu man leen mënu leen ma teree julli. di guerre ak ñoom ci noonu dugg na fii génn na fii affaire yu soof ba ma mujjee fa. léegi biñ ma buggee libéré parce que ku nekk ci dëgg. kon nañ dafa téye woon. déet ku nekk ci dëgg bul ragal. parce que dañ ma bëggoon na libéré. mais parewuñu pour libérer ma ci normal fay ma samay droit ci benn accusement lañ bëggoon ut ma ci benn affaire yi. munuñu ko am mayu ma leen ko parce que man mooy li ma la wax man du ma tooñ damay respecté heure damay xëy si heure damay wàcc heure damay liggéey donc amuñu fenn fuñ ma amee. voilà donc mënuñu am fenn fu ñu ma jaaree liñ mujjee def mooy ñu ne dañoo nekk ci crise licencié 43 personnes bind sama tur tête de liste loolu la ñu wax libéré 43 personnes laa la wax ci même semaine bi ñu jëlaat 65 personnes loolu la ñooñu def. d'accord kon motif bi woon loolu. comprendre nga gars yi man ba ma nekkee ba mu après loolu man ci laa jóge dem Maroc. bi ma demee Maroc après gars yi ñu ngi doon topp trace yi mujjee nañ porter leen plainte ba dossier yi dem ba avancé mais je crois parce que li ma ci mujjee dégg dañoo corrompre avocat bi ñu jël parce que demoon na ba avocat bi ñëw def yow société nga dem ba def constat 65 personnes yu bees yëpp nga dem jël seen note tour lépp ba dossier yi avancé ba nga ne kon ñun nit ñu fayoon ci droit du normal dañ ñoo war a fay droit yi normal avocat bi kan moo ko jëloon waaw ñun ñi ñu libéré woon nekkul ay sénégalais kese man kese maa si nekkoon sénégalais ñi si des ñëpp ay ivoirien lañ ay burkinabé ay malien. d'accord yéen seen biir yéen a jël avocat yi jël avocat ne lii du yoon parce que mënuñu ñoo libéré ni dañoo nekk ci crise si même semaine bi ñu jëlaat 65 personnes du yoon gars yi di topp trace yi ba dossier yi di avancé ba ci biir affaire yi nag kamaj mu leer la ni am na parce que ñooñu noonu mooy li ma la wax ñàkk xaw ma lanu Afrique waaw parce que loolu noonu tey jii dossier yi avancé na woon ba toll foo xam ne bañ laajaat ñu suñuy bulletin de salaire ñun ñëpp kenn ku nekk ñaata nga doon fayee ko topp ko ba wax temps lañ ñu waroon fay ci ni ñu koy waxatee say droit quoi léegi ñu ne noonu lañ ñuy fayee droit yi normal. lan moo la yóbbu Maroc. waaw mooy loolu noonu mooy li ma la wax noonu gis nga ci même temps boobu noonu man biñ ma libéré noonu parce que man nekkuma góor guy yaafus. voilà boo xamee yow li la war man awma temps wu di traîner fenn ci même moment yi ñu ma libéré je crois bu matee une semaine ci la yem parce que yoroon naa fa benn moto bu mag comprendre nga amoon naa fa ay affaires yu mooy sama néeg fu ma dëkkoon amoon naa fa ay matériel maa ngi doon lijjanti ku ma ko jaay voilà maa ngi doon lijjanti ku ma ko jaay ak sama machine bi yëpp bi ma këtsee loolu ba mu pare nag ma jaay sama gàlle fu ma ne woon studio bi matériel yi amoon na télévision lal armoire meuble quoi lépp normal ma wut ku ma ko jaay ko wanteer sama studio bi mu fa yoroon dagg sama billet parce que instant boobu man bëgg naa génn Côte d'Ivoire parce que man noonu laay fonctionner quoi man li ñu naan siisu waaw man bu ma deful loolu rek damay def leneen quoi après ci laa jaayee sama bagage jënd sama billet d'avion daw dem Maroc bi ma demee Maroc tamit même chose ba tey ba may dem Maroc man clandestine yóbbuwuma fa
ba ma métier laa yor ba ma demee Maroc damaa dem noppalu tey 2 jours 3e jour bi ci laa xëyee génn di xool dëkk bi génn topp territoire ba gis benn atelier fan nga nekkoon ci Maroc. maa ngi woon Casablanca. ci laa génnee gis benn atelier soudeur ma dugg fa waxtaan ak waa ji ne ko man soudeur laa mu ne ma ndax mën nga liggéey bu baax ma ne ko waaw léegi ci la ma jëlee boole ma ak benn boy parce que ñoom magasin yi ci territoire bi kii lay doon quoi fi ñuy dép exposé quoi li ñuy liggéey mais atelier bi day nekk ci biir ci la ma booleeg booy benn booy bi yóbbu ma ci patron soudeur yi léegi bi ñu demee mu ne ma ndax mën nga liggéey ma ne ko waaw mu ne ma ñaata ngay fayee ko journée comme dégg naa kër ga sama gaale fu ma dëggoon gars yi di wax ay 100 ak ay 50 ay 200 man xaw ma sax 100 dirham mooy ñaata waaw ma tëb rek ne ko 100 dirham mu ne ma 100 dirham ngay fayee ko ma ne ko waaw mu ne ma léegi bu fekkente ne mën nga liggéey dinaa la fay journée 100 dirham mais premier jour bi dama lay testé 50 laa lay fay bu subaa nga xëy si ma fay la 50 boo mënee liggéey ma lay fay 100 3e jour bi ma ne ko garaawul loolu du problème après ma dem kër ga expliqué ko sama booy yi ñoom Modou si lañ ma naan non Fall loolu baaxul 100 dirham loolu dafa tuuti ma ne ko yaaram mu ne waaw ma ne ko man liggéey moo ma indi fii man ñëw ma ci dëkk bi pour tëdd di nelaw 6000 baax na baal ma dem commencé ci ba xam town bi ci laa xëyee suba si dem dóoral ko premier jour bi mu ne yàkkamti kontaan ne ma suba nga ñëw naa la fay 100 ma ne ko ok ma commencé di dóor ak waa ji ñaata temps nga fa def. Maroc ci atelier waa ji. atelier bi foofu noonu. bëriwul matul 1 mois. d'accord parce que ñoom maanaam Casablanca soudeur yi nekk foofu. dañoo xamante seen biir. yow lan moo andi nga am sa métier. di liggéey foofu menuisier métallique. sa xel ñëw tem ci gaal gi lan moo waral loolu. waaw comme gaal gi mooy li ma la wax rek gaal gi man li ma si dugal sama benn grand la. bu nekkoon Sénégal fii moom moo ñëw fekk si ma Maroc. comprendre nga moom moo ñëw dugal ma ci. gars yi ñoom ñoo organiser seen convoi après mu ñëw dugal ma ci. léegi bi ma si dugalee man maa ngi doon douter quoi. comprendre nga ma naan lii wóor na ak wóorul. sama première convoi boobu moom. bu dëgg neexee yàlla douter naa quoi. mais après bi ma demee. ñam boobu noonu ci laa ne lii affaire góor la. comprendre nga méttiwul quoi affaire. est-ce que conséquences yi. yéen a ngi koy xalaat ndax tey. boo demee ci gaal gi. ñaanuma ko yàlla ñi dem des ci. pour seen famille recueillir c'est un peu compliqué parce que nit koo xam ne amul bàmmeel day xaw a jafe ñaanal. mën nga ko ñaanal sax mais recueillement bi mooy xaw a metti ku xam koor boo gisul. dëj ko day xaw a metti est-ce que yéen ngi bàyyi xel ci loolu. waaw gis nga loolu noonu tey jii man leen la am lu ma ciy wax mooy man moom mun naa wax ni ñooñu noonu dee ñëpp àjjana la ñu jëm ñi ci dee ci ndox mi waaw ñëpp àjjana lañ jëm quoi parce que. du affaire bu yomb parce que ñi ko ñëwoon di essayer naan dafa yomb ak yombul ku ci ñam benn yoon da ngay daw génn parce que man dama ko gisati ko am na ñu doon fekk foore ba boo ñëwee tey policiers yi dañuy xëy dàqe ji ñu tey bu ñuy policiers yi di arrêté ñuy jël seen bagage ñibbi kooku amul ngëm-ngëm maanaam du affaire bu yomb amul dara lu si yomb mais tamit dafa am lu ko waral. je rappelle que yow dawal nga gaal te doo mool. mukk man aw ma maamu lebu man pël la. voilà noonu la demee. léegi fit boobu yow fan nga ko jëlee. waaw mooy bëgg a dem. mooy li ma wax rek bëgg a dem te amoo moyen. comprendre nga moo waral parce que jamono boobu am na benn jamono capitaine dafa manqué woon Maroc. ba gars yi doon tëgg convoi foofu noonu dañoo amoon fii ay coxeurs yu leen di wutal capitaine. ñu daggal booy yi billet fii Sénégal ñu ñëw. diriger gaal yi ñu dem. déggoo li ma la wax. dañ doon am fii emprunté ay coxeurs yu leen di wutal ay capitaine fii 2018 2019 gars yi ñoo leen daggal booy bi Maroc ñu ñëw xam naa ci am pagaay dugg nañ Espagne comprendre nga man ak ñoom ñoo nekkandoo woon àll ba di ko fa dund maa ak seen numéro comprendre nga ñooñu noonu man dama dem convoi demati convoi xam ni lii nii affaire góor la daal man loolu moo tax man nangu diriger gaal. mas nga dugg Espagne. non mosuma dugg Espagne mais seen ndox moom comme fi gars yi di tiit. waaw ci géej gi. fi ñu naan bël ba. waaw mooy fi géej gi di tourné. foofu moom dugg naa fa ñeenti yoon. jàll ko foofu da ngay dem ak sa gaal ba foofu. mais day mel ni ndox mi da koy delloowaat ginnaaw. parce que foofu la ndoxu Espagne bi ak ndoxu Maroc bi croisé. foofu moom jàll ko. dafa métti daal ci waxuma la ak ñun gaal yi ñu doon yor ñun ay gaal yi ñuy ëff. pompé la yu ñu yor gaal yu mag yi. yow sa premier sentiment gaalu joow lay doon quoi. sa premier sentiment bi nga duggee ci gaal.
mosoo dugg ci gaal dem nga dugg ci gaal di ko dawal sa premier sentiment lan la woon da nga tiit wala. non boobu fekk na ma tàmm ko. boobu nekkul sama premier convoi boobu je crois fekk na ma def ay 6 wala 5 parce que boobu booy bi ma ci secondé woon ñu naan ko jarul may wax turam sax booy bawal laay wax booy bawal lañ ko tuddee woon àll ba quoi parce que foofu noonu gars yi ku nekk dañ changé woon sa tur ay booy bawal booy gendar booy pulo bu mag pulo bu ndaw ku nekk dañ changé sa tur daal comprendre nga moom dugg na mi ngi Espagne mi ngi dégg li may wax ni moom moo ma secondé woon ci gaal boobu noonu mais gaal boobu booy bi ko tëggoon mi ngi Maroc ba tey benn pël la moom day tëgg convoi yooyu noonu. tey boo doon wax Sénégal yi raison bi tax ñu jël gaal yi lan ngay expliquer. waaw raison bi tax ñuy jël gaal yi mooy comme tey jii man mooy li ma la wax man soudeur laa mais soudeur kenn ku ne xam na ni soudé dafa fiir am na yenn espace yoo xam ne mënoo fa liggéeyee soudeur léegi soudeur fi nga ko mën a liggéey mooy espace bu yaatu comprendre nga espace bu yaatu ñun amuñu doole buñ amee espace bu yaatu li ñu mën mooy louer magasin bu ndaw wala wut say kii daaj sa benn mbaar di fa tempo ba yàlla dimbali la nga am doole mais loolu noonu tey ji ñun état dimbali wuñu si voilà fu ngay mën a daaj mbaar bu subaa état bi ñëw dégager la léegi yow lan ngay def bu fekkente ne suude nga yaakaar man suude mooy sama métier. est-ce que dem nga ci mairie laaj ko ndax mën na la jox local boo xam ne mën ngeen fa installé wu pour liggéey. waaw mais loolu tey jii ngay wax nii mooy comme Dembo Ndiaye rek lañ ma invité Sud FM démb lañ ma xaw ma lundi bi passé lañ ma invité Sud FM ak nu mu tuddati adjoint ministre de la jeunesse bi xaw ma naka la tuddati sax maa ngi fàtte tur bi ñoo toog ni plateau Sud FM lundi bi passé lan la wax sénégalais yëpp ci nopp sénégalais yëpp mu ngi koy dégg ñu ngi koy déglu mu ne carrément financement yi commencé nañ ko joxe man nag ñu ngi fa invité sama benn Baye Fall nu mu tuddati MC Mass man nag moom lañ invité woon comprendre nga mu ne ñaar ñii moom xaw ma lan mais dinañ leen financer loolu la wax ci nopp sénégalais yëpp di ko déglu. est-ce que déposé nga. pas déposé moom moo ne dinañu woo moo jël suñu numéro woowuñu tey la am une semaine lundi bee passé la tey lundi la tey la am une semaine pour mu leer si nopp sénégalais yi woowuñu ñu ñoom li ñuy wax ci média lay yem loolu la ñuy wax di ko guuxee nopp Sénégal mais mooy li ma wax toujours man état bi nañ def lu leen neex mais man mooy comme li may wax toujours rek man fi mu toll nii ci niveau bi ma toll maanaam man état xaaruma leen parce que man li ma bëgg a def man état comme dimbaliwul jeunesse bi pour ñu liggéey man li ma bëgg a def man dama koy def moo tax man la wax naa la léegi ne la nee naa la léegi man ñee dee ñoom laay représenté parce que xam naa ni tôt ou tard man bu ma amul liggéey bu baax Sénégal man damay jël gaal dem sama yoon ma dund nag wala ma dee moo tax ñoom liñ yëg ba dee man dama koy wax mu dugg ci nopp sénégalais yi bala may faatu ñu xam li waraloon jeunesse bi di dugg gaal parce que man tey jii ñun dofuñu am nañ papa am yaay xam àdduna li fi nekk donc ñun buñ demee ku dem bay tay la sa bopp ci géej gi parce que géej gi ñun xam nañ li fa nekk dund la wala dee wala nga yegg ñu indi la ñett yooyu moo fi am boo demee ba jël risque yooyu ñun dofuñu comme am na ñu naan sama vidéo bee waaw ay kee day tuxi di kii tux ko man du ma tux yàmba cigarette sax du ma ko tuxuma naanuma sàngara màndiwu ma dëgg moo may màndiloo man fu mu nekk dama ko fay fekk wax ko parce que man c'est important. amatul lu may ragal ci àdduna lépp lu métti tegoo naa ko ba pare à cause de lan Sénégal yëguma sama bopp Sénégal moo tax ma génn tayle fa sama live waroon naa mën a dund ba dee du ma xam kaso nu muy mel tëj nañ ma kaso Maroc à cause de lan clandestin dóor nañ ma fa dóor yu métti xeex naa fa xeex bu ne lu ne def naa ko ci méttitu àdduna ndax ñàkk xawma lan sentiruñu suñu bopp Sénégal moo ko waral donc man li may waxati nii fi mu toll nii man awma denn lu ma ci ragal. tey li Ndoye Bane ku mel ne Ndoye Bane tey li muy wax naan ñiy jël gaal yi dëkkuñu Almadies dëkkuñu Sacré-Cœur banlieue lañ dëkk accusation boobu yow loo ciy wax. non xam nga gis nga tey jii comme Ndoye Bane kooku noonu di wax si moom sax du parce que ñooñu noonu man calculé wu ma leen doomu aadama voilà parce que nit àdduna nit booy wax li ngay wax danga cee war a xam dara mosoo dugg gaal bul juger doomu aadama yi ci sa poos bu fekkente ne am nga dooley poos bu sa doom feebaree nga faj ko bu sa yaay feebaree nga faj ko loo bëgg a def ko
am na ñoo xam ne dañuy toog ñetti fan duñu lekk waroo mën a toog ci télé ci média Sénégal gépp di la déglu nga ne waa Sacré-Cœur du ñu dugg gaal waa Almadi du ñu dugg gaal waa banlieue bi ñooy dugg gaal ak marchand ambulant yi nga xam ne dañuy jaay lu kenn xamul di ko ñàkkal fayda quoi. gis nga waa banlieue boobu noonu muy te wax ñoo yor dëkk bi. waa banlieue bi muy wax du ñu dugg gaal d'accord ñun ay banlieusards lañ man Pikine laa dëkk ginnaaw raay mais ñun waa banlieue bi tey jii mun nga ñu waxal lu ne ñàkk fayda dugg ci gaal tuxu yàmba agressé mais ba jamono sosoo ba tey jàppaguñu 24 góor jigéen ci banlieue bi loolu laa bëgg mu dugg ci noppam quartier yi ngay tudd noonu fa lañ koy jàppagu mais banlieue bi jàppaguñu fi 24 góor jigéen bu fekkente ne marchand ambulant yi ngay ñàkkal fayda nii naan di jaay lu kenn xamul marchand ambulant yooyu mooy booy yi déparé 50 000 francs. je rappelle que gardien la woon. ma ngoog booy yi nga xam ne ñoo déparé 50 000 francs kërti ba mu am 200 000 ñu wut seen benn magasin état bi ñëw yàq ko te du leen fay kooku noonu mooy marchand ambulant bi dem di dugg ci gaal gi booy yi ngay wax ñoo dëkk ci àll bu xonk ba mooy ñi nga xam ni seen yaay dafa juddu ba béjjaaw mosul naan galaas parce que lan dañoo yamale Sénégal Dakar ñooñu seen yaay juddu na ba béjjaaw 90 ans mosul naan ndox bu sedd parce que fañ dëkk amul courant kooku noonu li tax mu dugg gaal mooy dafa bëgg tekki am kër Ndakaaru indi fi yaayam naan ndox bu sedd loolu moo nekk ci xolam moo waral mu dugg gaal. lan moo tax forcément Ndakaaru lan moo tax mënul tabax kër ci àll bi dafa yu war a nekk yëpp mu toog foofu. waaw parce que Sénégal dañ ko yemale Dakar mooy li ma la wax de am na tey jii am na sénégalais yoo xam ne bu ma la nee am na sénégalais yi nekk Sénégal juddu nañ ba béjjaaw faal mosuñoo naan ndoxum galaas doo ko gëm te dafa am te soriwul dara dëkk yi soriwul mi ngi fii Petite Côte yi amul courant xamuñu galaas ventilo mosu leen ëpp pour lan loolu te Sénégal lañ bokk ñooñu. yaa ngi may wax tamit ni dañ la tëjoon Maroc lu waraloon loolu. wax mooy clandestine parce que tey jii bu ñu la jàppee ñun fi ñu doon dëkk kay ci policier bu ñu fekkee ci àll bi dàqa ji ñu jàppuñu tey jii bu ñu la jàppee bala ñu laa dugal ci oto di la refoulé dañ leen di yóbbu camp ba fa lañ leen di enregistré bu fekkente ne oto yi dañoo yéex a ñëw dañ leen di dugal ci giri bi tëj leen bu fekkente ne oto yi dañoo dem am ñu sànni ji dañ leen fay fanaana sànni ji c'est-à-dire dañ leen yóbbu ci àll bi. dañ leen dugal ci oto daw ak yow ba fu leen neex comme ñu jëlee la Dakar mun nañ daw ak yow ba Kédougou wàcce la fa yaa xam am nga paas wala amoo paas yaa xam nooy def ñoom daal lan la dawal ba fi ñu leen sant mission bi ñu wàcce la fa te bu fekkente ne ci biir àll bi foofu noonu tey jii ñoom yow ak policiers yi bu fekkee nekku leen nombre bu am doole seen xaalis dinañ ko nangu sa téléphone waxi noppi moo tax mu métti moo fii du benn quoi. je rappelle que 7 fois nga dem yaakaar naa de juróom-ñaari yoon. waaw 7 fois moom laa dugg ci gaal 7 fois yoo xam ne moom jaayante nañ ko ba dugg ci gaal dem mais bu fekkee tentative 11 fois la 11 fois laa tenté am na 4 yoo xam ne dañuy ñëw ba ci géej gi xeex ak policiers yi mu yàqu te loolu noonu moo gën a métti nga teg gaal gi dem bu ngeen xasee ba ñëw ba ci polo bi ngeen teg gaal bi dem moo gën a yomb mu yàqu foofu ngeen. à chaque fois ci eau marocaine lañ leen di jàppee du ngeen dugg Espagne. non am na yoo xam ne déggoo li ma la comme sama première convoi bi ñi ma àndaloon ay ñoom Alpha mi ngi Paris léegi je crois ay Baye Zal waaye ñoom ñëpp dugg nañ tegaat nañ seen yeneen convoi Alpha je crois 3e convoi boobu bi ñu fi jàll tegaat na 2e duggul 3e bi la teg jàll ak ñeneen ñoo xam ne ñu bari dugg nañ mais maanaam comme ni ma koy waxee première convoi boobu ñun demoon nañ ba nekk ci gaal gi di way di zibile ne ñun dugg nañ Europe ci biir gaal gi lañ nekk di zibile di waxtaan nice ne dugg nañ Espagne mais boobu noonu woo nañ marinu Espagne ba mun nañu maa ngi leen di jël si mais bi ñu marinu marocain bi jàppee tak ci la ñuy doog a gis marinu Espagne bi dafa tardé bi mu ñëwee tak di ñu woo téléphone si lañ ko ne jàpp nañu ñun ñoo ngi nii ci biir mais boobu noonu bu dëgg rek neexee yàlla mooy sama première convoi nii lañ doon séenee Espagne parce que boobu mi ngi commencé leer 5 heures 6 heures mi ngi commencé leer nii ngay gis nii lumière yi day dugg yenn saa yi ndoxu Espagne fekk la fa bu marinum Espagne bi yéexee da la fay fekk jël la voilà da la fay fekk jël la léegi boobu moom li newoon sama xel bu dëgg neexee yàlla mooy biñ ñu yéegali ci kaw bateau marine bi teg ñu ci boppu bateau bi li newoon sama xel man mooy bu ma amoon pistolet tey jii marocain yëpp
moom dama leen di rey loolu man moo newoon parce que loolu noonu mooy nekk sa xel parce que yow. lan moo waral loolu. bëgg a dugg. est-ce que boo duggee xam nga ba yaakaar est-ce que xam nga li nekk foofu. waaw man mooy li ma wax léegi gis nga comme li ma la wax rek gis nga gars yi dañuy jaxase lu bëri ay dégg naa ñuy wax ay boo duggee ci gaal yi boo demee ndax di nga am liggéey mais yàlla moo ni doomu aadama bu nekk li nga war a lekk di nga ko lekk bala ngaa dee boo tëddoon di nelaw dina la yee mais léegi ñun yàlla dañoo mayul ñun ñu mën a toog benn place mais comme Sénégal gii ñu dëkk ñun mënuñu fi liggéey loolu moo waral ñu ne man boog comme fi ma ko jàpp Sénégal laa dëkk sénégalais laa mënumaa liggéey Sénégal lu ma fi def ñu yàqal ma ko. je rappelle ki ma invité woon keroog loolu la ma wax. lu ma fi def ñu yàqal ma ko moo tax ma ne kon xaaral ma tenter sama chance Europe peut-être am na lu ma fa yàlla dencal man boog sama gis-gis li may yóbbu loolu la. tey bato bi da ngay dem wala da ngay toog. xalaatuma ko bu ma amee liggéey Sénégal bu baax sama liggéey ma toog liggéey mais man dama nekkul nit ku mën a toog man xam naa charge bu nekk sama ginnaaw xam nga nekkul lépp lañ mën a wax ci média man maa mënul toog te waaw man maa mënul toog te du ma liggéey di am xéewal mënul nekk parce que dafa am lu ma war du ma toog ba mu ne këtt ne jon mënu ma ko faj comme li ma la wax rek am na mais nag li la yàlla bindal da nga ko jot ala kulli àll. loolu laa gëm mais loolu mënu ma ko gis ak jotagum bokk Sénégal du yàkkamti gars yi ñuy wax ay booy jeunes yi dañoo yàkkamti wuñu gis nga tey jii dañuy jaawale lu bëri mooy li ma la wax léegi nee naa la am na ñoo xam ne dañuy juddu ba màgg tey jii comme man ni c'est Grand Médine laa juddoo école Bokum laa jàngee ku dëkk Grand Médine xam nga école Bokum à classe de CP ba ma fay jàng su ma fay jugee école damay dox boobu ma war a am ay 7 ans 8 ans sama yaay mi ngi doon jaay marché Gueule Tapée beñe laa lay tegal ni 6 ans 7 ans 8 ans bu ma bëree at moom laa waroon am ba tey bàyyi maire bi day jaay image yooyu noonu mënul jóge sama bët ba tey loolu la année boobu laa lay wax de ba tey lu ne maire bi jaay na ko loo xalaat faal man maa ngi koy fàttali nii sama yaay jaay na ko ay Dakar ak ay beñe ay géej gi lu nekk image yooyu noonu yow nga koy gis bëgg a génne maire ci yenn situation yi léegi yow sa réew mënuñu la may opportunité boobu léegi lan ngay def mooy li ma wax rek gis nga tey jii kuy dugg ci gaal dafa am lu ko waral ñun nekkul dañuy dem di jeter suñu bopp de mais lu ñu bëgg ñun buñ ko amee Sénégal fii lan la ñuy def si àll bi ñun xéewal kese moo ñu tax a jóg bu ñu amee xéewal fii la ñuy toog. monsieur le président Macky Sall tey loo koy wax. waaw mooy li ma koy wax mooy mu dimbali jeunesse bi rek parce que jeunesse moom mooy bénéfice su réew. est-ce que gis ngeen seen bopp ci taxawaayu dëkk bi tey seen taxawaay ci dëkk. non man moom gisuma sama bopp. waaw ci taxawaayu réew mi ñun ñoo ko faloon. defe ni bu ñëwee dina changer town bi. mais je crois bañ koy fal. lim fi fekkoon moo tane lii. biñ koy fal. métit yi ñu doon daj ba fal ko. foo ne bu ñëwee day changer loolu métit yooyu noonu moo tane lii. waaw pour mu leer. métit yooyu noonu moo tane parce que instant bi ni nañ waxante dëgg. yaaram da ngay jàng sa métier ba mu mokk doo liggéey. jàng ba am say diplôme doo liggéey. fan la réew mi jëm. jàng sa métier ba mu mokk doo liggéey. Sénégal toll na foo xam ne fi ñu toll nii ay mooy comme ni ko MC Mass doon waxee rek foo dem di déposer say diplôme sax ñu ne la ku ma booleeg yow diplôme yi nga indi lijjanti wuñ ko dañuy jël poste boo xam ne tey jii leer na la ni kii moo ko mérito duñ ko jox ñu jox ko ay doomu ndey ak doomu yumpaañ comme seen yi ñoo seen financement yi ñun dañoo tal loolu ñun nekkuñu fi di tarbiyu kenn man boog laa wax man je suis prêt pour tout parce que lépp lu métti lu ma waroon dund amatuma lu ma ciy ragal daj naa ko ba pare tëj nañ ma kaso dóor nañ ma dóor yu métti xeex naa def nañ ma métit boo xalaat ci àdduna man dund naa ko ba pare donc man li may wax mooy toujours ñi ma fi représenté rek ambassadeur yi ñu génn àdduna ba pare. loolu nag est-ce que tey yéen seen rôle du leeral jeunes yi bëgg a dem li xew ci géej gi. waa li xew ci géej gi man du ma jug di ko wax li xew ci géej gi bu ma la nee amul dara lu ci yomb rek tëj na lépp géej gi amul dara lu ci yomb
pour mu leer amul dara lu yomb ci géej gi mais dama la ni dafa am point boo xam ne il faut que ma leeralal la ko gis nga fii nii affaire yi toll nii man dama tolloon foofu jamono yi may nekk àll ba maanaam yow tey jii nit ñi li ñuy wax doo ko déglu nit ñi li ñuy wax ay géej gi laa doo ko déglu doo ko dégg parce que yow liy nekk sa xel mooy dugg tey jii mooy comme li ma la ko waxee léeg-léeg man ba ma fiy jël risque di yóbbu gaal gi te du ma capitaine lan moo waraloon loolu bëgg a dem 2018 la bëgg a dem moo waraloon parce que yàgg nañ ci àll ba capitaine amul nee naa la dañ doon woote Sénégal fii gars yi di leen ma imposer leen ne leen man capitaine laa. lan moo la andiwaat Sénégal tey. Sénégal mooy li ma la wax rek comme amoon naa fa ay blessure ak am naa fa ay blessure ak ni ko sénégalais yi di waxee defaruwaat demal nga wuti ay ñaan pour mu leer gars yi parce que sama booy yu bëri dugg nañ yooyu ñoom seen conseiller loolu lañ may wax parce que Fall affaire yi xoola dafa laaj defaru demal nga def nii da ngay dem defaruwaat wut ñaan def nii def nii. donc boo ne ma defaruwaat mooy kon da nga parewaat pour dem. loolu dafa leer man loolu du ma jug di ko wax man parewu ma billaahi wallaahi taalaay chaque jour maanaam bu ma koy wax ku mu neex nag yaa xam ni nga koy jëlee mais man chaque jour laa la wax bu ma jullee ba pare li may njëkk a ñaan sama yaay bu fekkente ne laa la wax man dafa nar a dund ba làqu man du ma ko yóbbu màkk man yàlla naa ko njëkk a dee parce que coono yu mu daj pour ñun man dama ko gis quoi. Diorine foofu bëgg naa ñu ñëw fi xam nga damay dégg Sénégalais yu bari seen discours ñuy waxe noonu naan sama yaay ñaanuma yàlla dund ba dee te yóbbuwuma ko màkka te yàlla du ñëpp la def ni ñooy dem màkka loolu est-ce que yéen a ngi ciy bàyyi xel. waaw mooy li ma la xam nga léegi man gëm naa yàlla parce que lu leer laa la wax dama la ni déggoo ma de yàlla dafa ne ñaan leen ma may leen man tamit am naa droit ñaan ko loolu man loolu laa ko ñaan laa wax man bu fekkente ne man du ma am doole bu ma yóbboo sama yaay màkk yàlla na ma yàlla njëkk a rey yàlla na ma yàlla njëkk a rey parce que sa man mënuma juddu xàmme gis sama yaay di jaay ba tey mère bi day jaay ba tey man sama yaay day jaay te mag la te mooy li ma la wax léegi dafa wérul. mais est-ce que xam nga dara weesagul ci yow. loolu xam nañ ko moo tax ñu nekk ci nii ba tey parce que ñun man maa ngi nii métier laa yor soudeur laay liggéey saret laay yor di jaay xaal fi mu toll nii ku yor diplôme qualifié amul foo liggéeyul ci àdduna mënuñu toog benn place saret laay yor damay xëy luye saret dem syndicat jënd samay xaal di wër biir banlieue bi ñëpp xàmme nañ ma Caaroy Yëmbal Géejawaay Fëll ba Malika. est-ce que xam nga ni loolu boo ci jógul yàlla dina la suturaal. damay dem di jaay samay xaal bu jeexee ma ñibbisi bu jeexul ma ñëw teg ko gàlle bu ma xëyee suba demaat chargé waat yokkaat ci dem parce que mënuñu toog man comme yi gars yi di wax ay état mënul jàppale nit ñun xaaruñu loolu ñun ay Baay Faal lañ ñàkk jëriñu lañ xam. ne DER ak ñu yor financement yi est-ce que dem nga fa. non tey jii bi may dem ci rajo bi keroog sama benn grand bi ma nee ko sama grand frère dama ni ko waa Sud FM dañ ma invité ak ministre de la jeunesse loolu lañ wax léegi moom dafa ni ma bu ngeen demee ñoom ay affaire financement lañ lay imposer man am na benn projet bu ma bindoon 2019 la moo ngi sama nekk at léem la nekk de woo ma dem jël kii bi dossier bi yóbbaale ko bi ma demee wan naa ko ñu koy wax de président cabinet bi ne ko financement yi ngay wax ni sama grand frère mi ngi ni mécanicien la mais fu mu capp at léem di liggéey ñu dégager ko. non da ngay dem pour man da ngay dem ci organisme bi directement. nga xool les personnes concernées nga déposer ce dossier mais bul jaar ci nit. non pas jaar ci nit moom laa la expliquer nii. li ngay wax ni moom loolu la def. dossier yi moo ngi ne kër ga ba tey somme lañ koy yow tey jii man mënuma ñëw bind sama projet si 4 millions. déposer ne la damaa soxla 4 millions financement pour liggéey nga may laaj xaw ma mooy li ngay joxe caution la xaw ma nga may laaj apport 1 million. wala 2 millions su ma ko amoon soxlawu ma sa crédit loolu lay xaw doy waar. waaw léegi soxlawu ma sa crédit. noonu nag la demee. yow ku yorul 100 francs ñëw di la leb téeméer nga ne ko danga may jox 200. loolu mënul nekk. kon nañu waxante réalité gis nga dëgg gi nekk Sénégal. nga wax ko nga ñàkk ko wax ku ko waxul naafeq la fi téye mais man comme ni ñuy def nii am na benn émission moo fi seetaan keroog ci télé bi jarul may tudd turam benn booy bu ñu fi invité bu mos a jaar ci gaal yi gis nga àdduna bu la dara jaral loolu man lu ma sama dignité mayul
goree di du ma ko may man lu ma toog fii wax tey suba foo ma mënti woo ci àdduna ma toog répété waat li ma waxoon aw ma lu ma ciy ragal aw ma lu ma ciy tiit te man nekkul damay wax pour man kese bu fekkoonte ne man parce que man li ma wax rek man lijjanteetuma état parce que état dimbaliwul Sénégal Sénégal toll na foo xam ne ku ko waxul da ngaa naaféq Sénégal tas na yàqu na benn jeune amatu fi espoir ku ko wax ak ku ko waxul jeunesse bi yëpp am na booy yoo xam ne fi ñu toll nii buñ jekkoo seen or yaay jaay ko jël gaal. mais loolu est-ce que du danger ci Sénégal tey. buñ jekkoo lu leer laa la wax man ay nit dañ may woo. di ma laaj renseignement. pour dem ci gaal yi. mais lan nga leen di wax yow. réalité man du ma wax kenn bul dem. parce que xaw ma la ngay dund sa kër parce que man lu may dund lam parce que man li may dund. keneen ku ko dund buy dem ci gaal du ma ko téye. mooy li ma la wax léegi rek. dëgg la gis nga nañ bàyyi di juger nit ñi. ci seen poos ñoom ñiy toog ci plateau yi. bu seen doom feebaree mën nañ koo faj. bu seen jabar feebaree mën nañ koo faj. bu seen yaay feebaree mën am na ñoo xam ne Sénégal fii nii ba tey loolu muy existé dañuy toog ñetti fan duñu teg cin. soom bi sax duñ ko am kooku noonu bu génnee ne day dem ci gaal yow doo ko téye. man damaa dund ak ay clandestin toog di waxtaan ak ñoom. ku nekk ay problème man gis naa ñoo xam ni. tey jii koo xam ni yaayam moo feebar. ordonnance. mënu ko jënd ba yaayam dee. je rappelle que tamit tey souvent koo fi gis mu am bu la waxee démbam dana xaw doy waar trop dana dund loo xam ne yaakaaroo ko woon. noonu la demee. mais comme li may wax rek gis nga tey jii kuy dugg ci gaal. am na cause bu ko waral. parce que ñun dofuñu. dëgg la. ñun ñiy yemale dund ak dee. dofuñu. loolu day dem ba yow da ngay découragé ba yow tey jii pour mu leer. nga dem ci gaal gi dee. man ma dem ci gaal dugg ci gaal dee. man moo ma gënal suba nga dégg ñu ne Baye Fall agressé na wala Baye Fall moo sàcc bi wala Baye Fall day tux yàmbaa léegi wala day naan sàngara man ma dugg ci gaal dee moo ma gënal loolu te loolu noonu lii Sénégal fu mu toll nii bu continuer nii lu raw loolu di nga ko dégg parce que bëri na booy yu bëri yu nekk ci kaso bi léegi ay jàmbaar lañ ay Baye Fall lañ métti waayu àdduna moo leen dugal benn yoon la ñuy def erreur bu ndaw ñu tëj leen ci kaso bi fàtte leen lii nii moo koy waral ñaanuma yàlla nag egg foofu man ma dugg gaal dee. man moo ma gënal loolu. moo ma gënal Baye Fall day tux yàmbaa. wala Fall léegi day naan sàngara. wala Fall moo sàcc bi dafa am luy wala moo agressé li man du ma def loolu. non je rappelle que yow yaa ngi ne ma yaa ngi jaay xaal yor sareetu xaal. billaay wallaay taalaay. man de gëm naa ne chaque jour laa la wax ma chargé sama sareet syndicat dem kër sati ko ci ku yor ay diplôme amul fu ma liggéeyul Sénégal. man damaa liggéey fu ne. mais loolu liggéey la. loolu boo ci jógul yàlla dana la dimbali. mais loolu du continuer. xaal 2 mois la 3 mois de janvier xaal arrêté. léegi après lan ngay projet waat. am loolu ay maanaam loo munoo toog la. mais man déggoo li ma la man Baye Fall laa nga tegoon fii. jarul xam nga tey man dama naan tey yow am nga expérience boo xam ne ñu bari amuñu ko ndax lu bari dund nga ko xam nga ko yëg nga ko te tey bu ma gisee ni ngay waxee sentiment bi ngay waxee xam naa ni rancune am na ci. mais am na loo ci gagné aussi loolu nga ci gagné nag man laa doon wax ak yow ndax amul noo ko mën a globaliser utiliser sa xam-xam am loo ci créer. waaw mais loolu xam-xam bi bu dee xam-xam moom du fi jug quoi. ñun am nañ xam-xam. am nañ ay idée mais mooy li ma la wax rek doole. moom mooy suñu problème. dañ leen war a subventionné loolu moom état bi da leen war a subventionné. doole parce que yor ngeen métier te ci développement dëkk bi da ngeen di waaw ci développement dëkk bi. yéen da ngeen ciy def da ngeen ci participer bu baax yaa ngi ma doon wax sax d'ailleurs am na fo jeunes yoo formé loolu wax dëgg yàlla lu am solo la. waaw noonu la demee parce que tey jii maanaam man. sama waa koñ xam nañ li may wax. man dama solidaire. sànce bi ñu ma joxoon tey jii Kennedy table banc yooyu noonu. waaw sama koñ laa njëkk a jël. soudeur yi nekk sama koñ. laa jël ba pare. doog a jël soudeur beneen quartier. jël ay booy élèves yoo xam ni. parce que yomb na dama leen wan dong. da ngay teg ni dugal vis bi serré. loolu ku jàngul métier bu ma la ko wanee di nga ko mën a def. noonu laa def booy di fa gagné seeni journée. yaa ma doon wax ni ma waaw justement loolu. te table banc yooyu noonu. Chine la jóge. waaw loolu nga ma doon wax. table banc yooyu. man bu ma defaroon table banc boobu noonu yooyu ñu doon monté yow loolu doo ko xool. alors que yéen man ngeen liggéey yu gën a dëgër. waaye lu raw loolu. te seen xaalis ci dëkk bi lay des. barki sëñ Bamba. moom da ciy gagné. mun na dem ba yeneen dëkk Afrique yi sax di ko ci commandé. dëgg la. ñu koy liggéey te loolu noonu tey jii lu yomb la. hectares yi mu am fii ci àll bi. ubbi fa ay centre de métier jël ay professionnels. boole leen ak booy yi amul xëy bi may ñëw nii léegi tey jii booy yi ma romb fii ci tali bi ñu yore seen buret ak peel. te loolu noonu bu njëkk ba Sénégal nanguwuñ ko woon. dëgg la booy yi. loolu étranger yi ñoo ko doon def mais léegi comme li ma wax rek.
kañ nga gëj a génn ci mbedd bi gis booy teg caayin liñ doon yàqee deru sénégalais yi ay sénégalais yi nanguwuñ liggéey amatul. je rappelle que sénégalais yi dañu war a comprendre benn affaire man dama koy wax chaque fois dañu war a xam ne benn moment ñi nekk ci kaw sénégalais yi ñoo leen di fay li ñu leen di fayee mooy seeni impôt sénégalais boo fi gis day fay impôt impôt bi mooy jimbo bi ngay jënd kaani bi ngay jënd tàngal bi ngay jënd loolu dafa am TVA boobu mooy fay ñooñu donc à un moment donné il faut tamit ngeen dimbali ñu lillahi wa rasul yi ngeen jàpp ci dimbali ñi kon looy tàggatoo. waaw loolu mooy coow li man daal li may tàggatoo fi mu toll nii mooy comme jeunesse bi awma lu ma leen wax parce que man xam naa point yi waral ñuy jël gaal man bu ma amee lu may wax man état bi na dimbali sénégalais yi parce que chaque jour nit ñi def plateau géej gi nii téewul booy du ma jug ci di ko wax état bi booy toll wax téewu leen utal leen lu booy jàpp parce que tey jii mooy li ma wax rek gis nga li may wax nit moo ko mun a déglu xam li may wax mais doo nekk ci ay commentaires YouTube di commentaire nit moo mën a déglu li may wax xam ko tey jii man mënuma nekk suñu kër war a dépenser 3000 ma dem di liggéey manœuvre ñu may fay 2000 su ma ñëwee jox ko maire bi ne ko lebal ci bitig bi 1000 francs te suba bu ma xëyaatee 2000 laa war a amaat bu yàggee du la jox loolu noonu munul wëy loolu laa bëgg nit ñi def ko seen xel kuy dem bay jël ay gaal dofoo jinne jàpp la mais méttiwaayu town bi moom moo ko waral ñun ay sénégalais lañ kenn mënuñoo génne Sénégal kenn gënuñoo bëgg Sénégal te xam-xam bi ñu am dem di ko liggéey fu ne ñu defoon ko fii suñu réew jàng sa métier ba mu mokk mënoo ko exploiter lu ko gën a métti amul te richesse bi ëpp instant bi ci àdduna bi mooy jeunesse boo amee jeunesse ñàkkoo dara parce que jeunesse ñoo yor lépp wax mais sàggane Sénégal sàggane na jeunesse am parce que jeunesse bi tey jii bi lii amee ba tey man gisaguma tey jii ñu wax ci wax ju am solo parce que ay télé yi ma gis nii ñëpp ñuy dem di ci def ay plateau naaféq la ñuy def te loolu moom moo war a jeex Sénégal yow tey jii mënoo am télé bu mag boo xam ne boo ko taalee Sénégal gépp lay déglu nga invité fa ay naaféq ñu toog fa di wax loo xam ne li ñuy wax dara du ci dëgg tey jii waruñu invité benn nit mu ñëw di wax ci clandestine te dund ko dëgg la xamul raison laquelle nit ki di ko def loolu moo tax ñu invité la témoin oculaire lañ bëgg voilà tey jii mënoo ñëw toog man tey jii tarkaal la sama poos diis na sama doom bu feebaree ma faj ko sama jabar bu feebaree ma faj ko lu ma bëgg a def ko rek ma toog naan non jeunes yi dañoo yàkkamti waruñoo dugg ci gaal yi pour lan dangaa xam kay dugg ci gaal yi lan moo ko waral kooku amul ku ko seconde am na charge bu métti boo xam ne amul ku ko seconde mu doon góor yàlla doon bañkat munul sàcc munul fen munul triyande lenn la mën muy liggéey dimbali ay waajuram état may ko opportunité bu mu liggéeyee amul doole yu mu liggéeyee amul kenn ku ko dimbali te mu bañ a dugg ci lu ñaaw xelam ci lenn lay dem mooy dugg ci gaal pour jéem a wuti leneen lu ëpp ci niveau bi mu nekk loolu moo waral gars yi mais tey jii nañ bàyyi toog ci plateau boo toogee ci plateau bu fekkente ne mënoo wax dëgg te yàlla tax bul wax ci clandestine loo xam ne parce que àdduna làmmiñ du waxul dëgg wax fenn man nit mënumaa invité ci plateau boo ma joxoon milliard boole maa ku mën a doon milliard boo ma ko joxee bu waxee lu dul dëgg ci clandestine ma ne ko du dëgg tey du dëgg suba parce que man ñee dee laay représenté parce que Serigne Bamba Mbàkke amul fu ma nit di toogloo ci àdduna di ma buuxee alalu àdduna déedéet man ñee wàcc liggéey ba pare te ma xam li newoon seen yéene man ñooñu ñoo ma taxa di wax fi mu toll nii parce que tey jii sortie bii nii média yi ma woo pour waxtaan ak man kenn xamul nu mu toll mais ñoom ñëpp dama leen di refuser dama ko Makhama TV voilà Makhama TV tey jii dafa tombé comprendre ma am lu ma bëgg a génne mooy comme tey jii Ndoye Bane ay ñoom Aba sax jarul may wax seen wax tey jii kuy wax ci clandestine boo mënul wax réalité te yàlla tax te jël sa làmmiñ parce que dëkk bi métti na métti goo xam te ñoo ngi sàgganee jeunesse bi te jeunesse mooy réew gis nga tey jii lii nii booy ñoo ngi insister di jaay seen bakkan di dem ñu leen di indiwaat ñooñu noonu di ñëwaat tey jii li war a ñëw suba bu mu leen bett sénégalais yi nag laay waxal ñoom ñooñu di dem ba pare ñu leen di indiwaat ni ñu jaayee woon seen bakkan dem ñoo ngi pare lu gën a pire ñu wax ko ak ñu bañ ko wax yàlla na nekk jàmm dinañ leen pare leneen lu gën a tar parce que
ñun mënuñu nekk ci dëkk bi te duñu liggéey ay sénégalais lañ liggéey lañ xam ñàkk jëriñu teral suñuy waajur buñ demee ba mënuñu ko am Sénégal fu mu mënti nekk dañuy génn dem wuti ji ko fa parce que tey jii ñun mënuñoo génn di tourner Afrique ci jàmm rek. waaw Afrique lañ tourner fu nekk dem nañ fa mënuñu fa gis suñu bopp parce que Afrique benn naafeq bi moo fi am Afrique gépp respecté wuñu droit de l'homme foo dem même naafequ Afrique yi moo fa nekk Sénégal nag dafa war a dépasser niveau boobu li may wax rek Sénégal nañ ko jox sénégalais c'est-à-dire réew mi mën a avancer sénégalais yoru ko. sénégalais yoru ko ah bon. parce que tey jii mënoo nekk Sénégal mosoo fi gis président bu fi toog ba wàcc toog fi Sénégal amu fi déedéet. européen du toog Europe bu mu wàcc mu ñëw Afrique fii ne dafay wut fu mu fi campé amul déedéet. sénégalais la ñuy jox Sénégal mu xam li sénégalais yi di jooy mu mën a faj góom boobu ndeysaan. comprendre nga toogoog ñun mais tey jii mënoo ñëw jël suñu alal pasaree ko def lu la neex buñ la wàccee tey jii nga daw dem Europe toog fa bàyyi ñëw métit bi dëgg la. ñun ñu toog di continuer di ko dund dëgg la. te ñoom ñëpp amul ku fi say doom di jàngee wala nañ wax dëgg gi te dee ndeysaan. lii dafa métti man li may wax rek amul lu ma ci ragal dëgg la. pour mu leer kon ñu ngi lay sant di la gërëm mu nekkoon Makhama TV ñu ngi invité woon sëñ Fall sëñ Fall nag di jàmbaaru fàkk tëdd wax dëgg yàlla am na jaar-jaar yu doy waar te ba léegi moom da ko téye yàlla na la maam Cheikh Ibra Fall mi nga gëm taxaw